ñeenti waxtu fegg na fanweeri simili asalaamaaleykum mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm bisimila ci xibaar yi gën na cee fës boole bànkaasi MFDC liggéey bi matal nañu ko comité bi ñu dënk li ci jëm nag moom moo ko xam ne tey jilee SAEMS di kuréel bu ëmb jàngalkat yi ci moyen ak secondaire ne grève la ñu wax ne daal kenn du leen ko tere amal li ko waral mooy gouvernement bi respectéwul ba tey engagement yu mu jëloon ak ñoom forum social bu Sénégal nee na dakk ci dundu Afrique jàppante yi saa yu élection jeexee bàyyi jëy di ci am ëllëg la ñu war a amal fiile seen doxub ñaxtu ndox mi ku moyul askan wi jot ci du yomb tey suba nag liggéeykatu SDE wane seen i naqar buntu agence bu front de terre contrat yu Suez la ñu bëgg ñu am seen wàllu téeméer boo jël fukk ak juróom ñaagal pàcc xibaar yi tàggat yaram éliminatoire CAN 2021 ca Cameroun Aliou Cissé nag di entraîneur bu Sénégal fësal na liste joueurs yu war a dem jongante ak ñi di waa RDC fukki fan ak ñett ci weer novembre bi ñu dëgmal ñett ñu bees yegsi ci ku ci mel ni Nabi Sarr Baba Thiam Moussa Ndiaye quartier vert yéene kaay yi ci technique bi Amady Ndiaye asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. boole bànkaasi MFDC di mouvement des forces démocratiques foofu ca Casamance liggéey ba daanaka matal nañu ko li ñu rek bëgg mooy fexe ba boole ñoom ñëpp ñu ànd doon benn ni ko nag xamle mooy comité bi ñu dénk liggéey boobee foofu ca Casamance Aliou Koli nag moom moo ko jiite moom mi sax jot na addu jëmale ci faat bi ñu faat kii di Abdou Elinkine Diatta leexaleeg tuñu ndaw foofu ca Serekunda Lamine Ba. am na jéego yu am solo yi nga xam ne nag def nañ ko mu jëm ci boole aile politique yu mouvement des forces démocratiques du Casamance li des nag mooy jamono ji boole ñi nga xam ne nag ñoom ñooy aile combattante yi buñ sukkandikoo ci ay kàddu Aliou Koli moom mooy président comité provisoire yu aile politique unifié bu MFDC. Nous avons pu faire l'unité des ailes politiques du MFDC que ce soit ceux de Mongone qui à Saninga de Bignona et de Ziguinchor. fu mu nekk nii dajale nañu aile politique unifié yu MFDC yëpp muy Mongone jaaree ko ci Bignona Ziguinchor ba ci Oussouye li des ci liggéey bi nag mooy combattant yi nga xam ne nag ñoo nekk ci sud-est sud-ouest ak nord-ouest la ñu war a boole ba ñu am benn baat balaa ñoo jublu ci négociation yi ak nguur gi. Effectivement amorcer aussi l'unité avec ces ailes combattantes. ci Serekunda nga xam ne nag mu ngi fi woon di ngir bokk ci ndaje bi nga xam ne nag organisation de la société civile Sénégal Gambie ak Guinée-Bissau ñoo ko sànc yëkkati na fi ay kaddu nag wane ne ñi nga xam ne ñoom ñoo faat bakkan kii di Abdou Elinkine Diatta wutuñu leen lu dul saboter li nga xam ne nag moo di processus de paix bi. Quand il y a un processus de cet élan d'autres pensent. mbir la yi nga xam ne nag mën nañ ko nemmeeku fépp fi nga xam ne dañ fay wut jàmm waaye li ngeen war a xam mooy saa suñu amee avancé yu am solo yu jëm ci wutum jàmm ji am na ñoo xam ne arrangé wu leen ñoom ñooy amal yële xeetu jëf waaye li ma leer mooy fépp ci àdduna bi am na ñi nga xam ne nag bu ñuy wut jàmm du loon li nga xam ne nag daf leen di gënal. la paix. ci beneen wàll yëkkati na ay kàddu ñaax organisation de la société civile yi ñu dugal seen loxo ci crise politique bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Guinée-Bissau ndaxte ne mën naa amee njeexital ci processus de paix bi fii ci Casamance Lamine Ba doon jokkoo ak yéen ci Serekunda ngir rajo Futurs Médias. foofee ca Casamance ba tey nag président de plateforme di soxna yi taxaw ngir jàmm ca Casamance ñoom tamit demoon nañu foofee fekkee waxtaan bi ca Serekunda ngir naqarlu faat bi ñu faat kii di Abdou Elinkine Diatta ñoom dañoo gis na nag ko amoon solo la ci dispositif foofee ca MFDC dañoo sax jàpp ne ci jamono jile loolee ñu def amul fenn fu ñu ko teg te du jur dara ndax ci jamono ji daal ñu ngay wër leneen lu dul fexe bay jàppante waaye jàmm kese la ñu wax Ndeye Marie Thiam moo ko jiite ak Lamine Ba. ñu organiser table de paix fii ci Gambie def ko nag avec le forum des femmes de l'espace Sénégal Gambie Guinée-Bissau ndax en 2017 la ñu dox ñu seet ne suñu diggante ñetti dëkk yi dafa am yu bari lu ñu boole. ñu ne léegi nag pour que jàmm am Casamance il faut que jàmm am Guinée-Bissau mu am également Gambie ñu ne nag nañu bokk liggéey. ñun dañu amoon suñu calendrier. dañoo amoon calendrier boo xam ne dañ ko tëral di liggéey ci calendrier boobu léegi nag bi la naqar bi ñoo fekk ñu ci ndax Abdou Elinkine quand même ci dispositif MFDC la bokk. bu ñu ko faatee foog ñu taxaw wax ci aussi naqarlu ko condamné aussi faat bi ñu ko faat ndax vraiment Casamance soxlawul lii Sénégal soxlawuloon lii mënoon nañu continuer processus de paix bi. ba kon fanweeri simili ak juróom moom moo tegu ci ñeenti waxtu fii ci RFM. RFM rajo askan wi. askan wi ku moyul ndox mi jot dina doon lu metti ndax tey ci suba liggéeykatu SDE nag ñoom ñoo wane seen i naqar ca buntu front de terre ñuy woy nag di laajte seen wàll ci contrat bi ñu signé ak Suez di téeméer boo jël fukk ak juróom ya
ñoom sax nee nañu ci jamono jile xamuñu ana lu waral daal tekkaaral boo xam ne moom la seen ministre de tutelle nekkee tey nag la ñu amaloon seen sitting ne sax dañu tàmbali tey jile lii di grève générale léeg-léeg sëriñ Mataaw. yéen bu ngeen demee bés bu ngeen ñàkkee ndox ngeen xam ne nu ngi si. des tey lay commencé à partir d'aujourd'hui. liggéeykatu SDE yu taxaw temm bare circulation ci diirug 20 simili takk ay morso yu xonk ñoom nee nañu bëgguñu dégg lenn lu dul téeméer yoo jël fukk ak juróom yi ñu jox leen ko loolee aju ci joxinu ko yorinu ndox mi ci société française bi di Suez. Baba Ngam bokk ci intersyndical bi. 15% de la nouvelle société nous avons les moyens am nañu xaalis bu ñu ko jëndee te ñoom ñooy liggéeykat yi mais nag ñun loolu la ñuy réclamer laajuñu leneen de plus ba léegi ñoom puusuñu paasuñu et en plus ñu ngi bëgg a jël seen ay xarit waaye xam nañu ay actionnaires ñu bare ñoo xam ne ñu ngi daw di taper sur leur gi mu ngi leen di recevoir pour que ñoom ñu jël leen. c'est le bukki lañ ko bëgg a def. dakkalug liggéey bi ñu def tey ci diirug ñaari waxtu nee nañ jéego bu njëkk la rek bu ñuy seqi ndax tey danañ dox yeneen i jéego ngir préavis de grève bi. ñun ku ñu respecté wul ñu respecté suñu bopp action yi tey lay commencé yéen bu ngeen demee bés bu ngeen ñàkkee ndox ngeen xam ne nu ngi si des tey lay commencé à partir d'aujourd'hui ba ñu am satisfaction totale. ba tey ñuy xamle ni diirug ñaari weer a ngi nii ñuy yëngu di yëngal nguur gi jox leen nopp bu bon bi fi mu toll nii nag doy na. bu ñu amee 14,99% du ñu dégg yaakaar naa tey réitéré woon ngeen seen demande ku amul sax xaalis waaye ñun am nañu xaalis bu ñu ko jëndee. liggéeykat yi ba tey ñoom nee nañu duñu deltu ginnaaw yëf yi kanam la jëm tànk joxuñu leen fukk ak juróom ci téeméer yi ñuy laaj. 15%. ñeneen ñu woon seen naqar di forum social bu Sénégal ne lii di jàppante yu metti saa yu élection jeexee ba ay jéye di ci am faw mu dakk ci dundu Afrique di ay kaddu nag yoo xam ne dañ ko amal tey jile ci seen waxtaan ak way taskatu xibaar yi ñuy sax waajal ëllëg doxum ñaxtu ci fii ci Ndakaaru leexaleeg Juma Juuf. fexe ba jële fi ay xeex ci bu ñuy waajal ay élection moo nekk gis-gisu Front social bu Sénégal ci jàppale bi muy jàppale Front national pour la défense de la constitution bu ñu sukkandikoo ci Valdiodio Ndiaye Afrique dafa war a dépasser ay xeex ci lu jëm ci nguur. jàpp nañ ne jamono ji ñu toll contexte bi ñuy dund en Afrique di ko dund également ci sous-région bi tey léegi dafa am mbir boo xam ne dafay commencer nekk benn récurrence en Afrique muy maanaam ay kilifa yoo xam ne bu ñu xasee ba yegg ci nguur dootuñu fa bëgg a jóge dañuy anticiper ñun organisation de la société civile ak suñu collègues yi nekk nos frères et sœurs yi nekk en Guinée pour xeex mbir moomu taxaw ci thème ba nga xam ne dootul mun a am. ci seen conférence bi ñu doon amal jëmale ko ci seen marche bi ñuy waajal samedi bi ñu dëgmal Valdiodio Ndiaye indi na ay leeral jëmale ko ci sénégalais yi nga xamante ne dañ leen jàppoon fan yi ñu weesu ci Guinée. niñ leen téye ak problème bi tax ñu jàpp leen foofu. ça n'a rien à voir avec la situation politique. c'est-à-dire ñu jéem a dissocier mbir yi pour leeral ko pour éviter. moo tax dafa soxla ñu leeral mbir bi pour montrer ne sénégalais yooyu niñ leen téye ci beneen cadre la beneen mbir la. ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Front social bu sénégalais ñu ngi woo ngir rek ñu gën a respecter lii di constitution waaye tamit limiter li jëm ci mandat yi bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu jotagul pour ñu wax ci lu jëm ci ñetteelu mandat kii di Macky Sall. syndicat autonome jàngalekat moyen ak secondaire bu Sénégal ñoom dañoo wax ne kenn mënuloon tere dem ca grève ndax gouvernement bi ba tey respecté wul engagement yu mu jëloon nag ñoom tey nag ñu nekkoon ci conférence de presse SAEMS ne nañu xam ne daal lënt-lënt bu mënti am ëllëg ci njàng meek njàngale mi gouvernement bi la Saourou Sène ak Amadou Sabarba. moment bi may wax ak yéen boo demee SNEIPS Thiès ñoom ñu ngi nekk en grève de la faim lu métti loo xam ne kenn waru ko mën a nangu parce que gouvernement au Sénégal nag moo amee l'entière responsabilité de ça li waral loolu mooy dañ xaatim benn protocole d'accord ne dañuy créer le corps des PCMG en éducation physique loolu depuis 2012 lañ ko wax ba léegi fi may wax ak yow simple signature u décret bu ériger le corps looloo manqué diggante fonction publique ak ministère des sports kenn xamul kan moo war a def lan pour que décret boobu yegg si ci table conseil des ministres ñu mën ko signer décret boobu buñ ko signé woon dina mën a permettre non seulement corps bi am mais dina permettre aussi ñu mën a recruter téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci jàngalekat yoo xam ne def nañ formation bac+2
te ñu leen di wër-wërloo li ci gën a graaw mooy moment bii may wax ak yow besoin en termes d'éducation physique am na te gis nañ nguuru Sénégal à partir de l'IA de Thiès ci information yi ñu ma jox ak IA wu Kaolack ñu ne dañuy recruter ay chargés de cours en éducation physique gis nga loolu duñ ko nangu parce que éducation physique dafa nekk discipline boo xam ne mais pour que nga def ko ak ay xale il faudrait que kooku ñu former ko dans ce sens-là. CMS boobee nag ñoom ñu ngay ñàkk a rafetlu lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ñu génn foofu ca CNEPS bu Thiès ñooñu sax nga xam dañoo tàmbali lii di grève de la faim ngir ñu recruter leen ci formation publique CMS ne na nguur gi fexe ba daal di ci taxaw. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. fexe ba ñaax askan wi ci solo si nga xam ne dund gu set sell am na ko lii mooy mbébétu fanweer ak juróom-ñeenteelu bés bi nga xam nañ ko jagleel fépp ci àddina bi muy dund gu set sell mu nag tombek ren jile ak anniversaire u CFAO di juróom-ñeent ko ñeenteel ba ñu ci nag waxtaane fexe ba dugal seen loxo ci mbir mi ngir ëllëg lii di xiif jóge ci àddina bi mu kalsum lii fexe ba li nga xam ne moo di mbay mi mun a dundal askan wi ak ñenn ñi nga xam ne dëkkuñu sax ci réew mi loolu moo nekk bëgg-bëggu ki nga xam ne moo di jëwriñ ji yor wàllum mbay mi ak jàppandal ñi nga xam ne ñoo di waa FAO ak ñenn ci ay partenaires yéen ci ay projet amal nañu ko Moussa Baldé nekk jëwriñ ñu dénk wàllum mbay mi ak équipement rural. dafa bëgg Sénégal ñun ñi nga xam ne dañuy suñu mbay bi dafa ñuy mën a dundal te aussi dund bu sell parce que gëm nañ ni lu ñuy béy fii ci suñu dëkk buñ ko naree lekk moo gën ñu jegaane loo xam ne dañ ko béy feneen te xamuñu na ci yan anam lañ ko béyee donc loolu moo tax ñu président de la république bu mu ñëwee ba léegi programme national d'autosuffisance en riz daf ko dooleel loolu moo waral ne li ñu doon béy ci ceeb Sénégal yokk nañ ko ñaant wala ma juróom li ñuy béy ay légumes yokk nañ ko ñaant wala juróom. ci campagne bi ñu amal ngir gën a ñoŋal lekk mi ak dindi lépp loo xam ne day indi xiibon ñi nga xam ne ñoo di xale yi FAO nag bëgg nañu jàppale ko gën koo dooleel ngir ñu gën a amal lekkin gu baax kii di Guantou Robert Gueye nekk fii ci FAO. à la période 2018. dañoo soxla àndandoo liggéey daal di tabax benn système alimentaire bu mucc ayib journée mondiale alimentation nekk na ab porox ndoll ngir rek ñu mën a réaliser suñu ay objectifs. de 17 à 18 millions. ci objectif développement durable numéro 2 fin 0 Sénégal nag jël na dogal ngir dindi li nga xam ne moo di xiif ci réew mi ba noppi gën a dooleel li nga xam ne moo di wàllum mbay mi loolu lépp ngir amal mbay mu baax te yàgg fii ak 2030. RFM Sport. asalaamaaleykum Pape Bés Diba. waaleykum salaam Seydou Nourou. ñu tàmbalee tàggat yaram tey ak match bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy waajal diggante ak Cameroun. waaw ak RDC. RDC ñaari match la ci wàllu segg gu ñuy segg équipe yi ngir dem ci Coupe d'Afrique bi nar am ci 2021 ca Cameroun Aliou Cissé nag tey jii lay génne na kon liste 24 jours yi nga xam ne ni ñoom ñoo nar a bokk ci match yooyu nar a am ci weeru novembre gi ki ci njëkk di Congo ak Eswatini ci éliminatoire yooyu kon Diao Baldé Keita bokkul ci liste Aliou Cissé bi nga xam ne nii sax ci liste bi nag liñ ci ràññee lu yees mooy ay joueurs yu bees yoo xam ne nii kon ñëw nañ ci ku mel ni Moussa Ndiaye moom fii ci championnat local bi la nekk ca SNEPS la nekk kon moom ak kii di Naby Sarr ak Baba Thiam ñu déglu ci leeralu Soda Thiam. lu ñeel ñaari match yu njëkk yi Sénégal war a amal jëm ci éliminatoire CAN Cameroun 2021 kay tàggat équipe nationale bu Sénégal A bi nag ca liste ba mu fësal gisuñu ci ay coppite yu bëri lu mooy ñetti joueurs yu yees yoo xamante ni dugg nañ ci Aliou Cissé di ci àddu. Naby Sarr muy xale boo xam ne Angleterre lay football Thiam défenseur central la Mame Baba Thiam mu nekk xale boo xam ne mu ngi Turquie moom tamit dafa def ay performances yu intéressant Moussa Ndiaye xale boo xam ne la ñëpp xam nañ ko au niveau local am na avenir bu baax a baax ñëw bokk équipe ak ñoom Kalidou Koulibaly ñoom Salif Sané ak ñoom Cheikhou Kouyaté jàngat la ci moom mais signal la tamit pour won ni que équipe nationale bi du équipe seulement ñoo xam ne ñu ngi jouer bitim réew. équipe nationale bu Sénégal nag dina amal ñaari jongante seen digganteeg Congo lay doon ak Eswatini loolee ci juróomi fan képp mu nekk nag lu nar a metti bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat équipe bi. arrangé wuñu parce que dafay fekk benn entraînement rek la ñuy am na joueurs yu bëri yoo xam ne dinañ jouer le 10 am na ñoo xam ne dinañ jouer le 11 bu ñu naree ñëw egg si fii
pratiquement benn séance rek nañuy am mais comme CAF mooy chefu football bi fii ci Afrique ñoom ñoo décidé loolu ñun la nañ mën a def rek mooy ñu plié wu ci loolu mais tamit di wax ni que kontaan nañu ci programmation match boobu. liste gii ñu gis nag buñ ko méngaleek liste bi ñu génne woon contre Brésil ñaari joueur ñoo ci daal di manqué mu di Pape Djibril Diaw ak Diao Baldé Keita moom Diao Baldé Keita sax la waral ñàkk teewaayam bu ñu sukkandikoo ci Aliou Cissé moo di dafa bëgg a nekk ci wetu njabootam regroupement ñaar fukk ak ñeenti gaynde yi nga xamante ni ñoom nañu sélectionné nag dina tàmbali fukki fan ci weeru novembre ca Saly. Soda Thiam ñu lay jaajëfal di wax ne sax Moussa Ndiaye moomu nga xam ne ni moom défenseur axial la mën na tam football arrière li ñuy wax latéral. Seydou Nour yow xam naa ne. affaire dafa changé. waaw affaire dafa changé kii stoppeur la kii libéro la. waaw kii libéro la yow yaay football 8-6. waaw wax jooju moom léegi soppeeku na quoi. alors Moussa Ndiaye moomu nag nga xam ne moom ci championnat local bi fii la nekk ca SNEPS Excellence moom nag bi gars yi jokkoo ko moom. Cheikh Tidiane moom daal xamle ne na bëgg na lool ci bokk ci liste Aliou Cissé boobu mu ne nag moom li muy def rek mooy xeex ngir mën a gagner place su titulaire am foofu ci biir équipe bi ñu déglu Moussa Ndiaye. kontaan naa quoi parce que yombul woon quoi parce que lii moo nekkoon suñu objectif liggéey ba ñu dem ba dégg ci sori ba woo ñu ci national A pour man benn kii motivation la quoi je suis content quoi. ndax sélection gu ni mel yaa ngi ko doon xaar ci équipe nationale A gannaaw performance yi nga xamante ne def nga ko ci petite catégorie yi. waaw si comme li ma la wax rek liggéey nañ ko loo xam ne pare woon nañ pour catégorie yëpp quoi te pour man liggéey naa loo xam ne war naa mën a dem ba foofu quoi oui parce que ñu woon fii di liggéey tant nekk ay xale quoi di viser fenn si mooy yombul woon trop mais yàlla def na loo xam ne mooy dañuy góorgóorlu quoi yokk suñu entraînement ak motivation bu am doole nii quoi. Moussa ndax da nga ñëw équipe nationale pour gagner sa place titulaire wala da nga ñëw pour jàng. si parce que su ma ñëwee xasee ba ñëw foofu moom pour dëggal sama bopp la quoi nekkul pour ñëw rek jàng quoi dama toog parce que ñun comme li ma ko waxee dañuy liggéey pour nekk ci benn haut niveau bi quoi mais nekkul ñoo xam ne dañuy liggéey pour ñëw tooy affaire bi ñu ñëw pour gagner sa place affaire bi parce que national loolu la quoi ñu ñëw pour gagner sa place nekkul pour ñëw delluwaat c'est vrai que xale la quoi maa ngi doon aussi comme kii boobu damay jàngale mais tamit imposer sa bopp quoi nekkul naa ngay dem rek toog ci wàllu football la ñuy àddu Seydou bi léegi may waxti nag ci coupe du monde ñi amul fukki at ak juróom-ñaar bi am ca Brésil équipe bu Sénégal nga xam ne démb la décroché qualification ci huitième de finale bi ginnaaw bu mu gagné waa Pays-Bas ñetti bal ci dara programme tey bi nag bu 20h jotee Espagne mooy daje ak Tadjikistan beneen représentant bu Afrique nga xam ne nii sax moom sortem bu njëkk ba baaxul woon dara di Cameroun dañ ko gagné woon moom mooy daje ak waa Argentine ñu wax sax ci tournoi boobu nga xam ne kon jamono jëlee ci meilleur buteur yi nag Pape Matar Sarr nga xam ne démba ñaari bal la dugal pour waa Sénégal moom ak Saïd di doomu Nigéria daal ñoom ñoo amagum ku nekk 3 buts di ñetti but nga dugalagum ñu jeexal ak wàllu basket tournoi qualificatif olympique segg gi ñuy segg kon ñu war a teewal Afrique ci wàllu Jeux olympiques yi war a am kon ci wàllu jigéen ñi Kouna Ndaw moom mooy remplacer Oumou Khayri Thiam ginnaaw bu sélectionneur bi Cheikh Sarr génne ab listam ci premier tour tournoi boobu sax ñi ngi ko war a door fii ak fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ca Maputo ca Mozambique Oumou Khayri Thiam moomu nag nekkoon na sax champion d'Afrique ci atum 2015 ci équipe Sénégal bi jëloon kon coupe d'Afrique bi ci la bokkoon Kouna Ndaw moom mooy reine bu basket atum 2019 maanaam kon ginnaaw Oumou Khayri forfait amoon nañ déjà Astou Traoré Yacine Diop ak Fatou Diagne ñoom ñëpp kon bokkuñu ci liste bu Cheikh Sarr boobu Seydou Nourou. jaajëf Pape Bess Diba carte vert dañ ci ànd ak Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. Touba fukki fan ak juróom ginnaaw màggal bi nga xamante ni ay millions talibé ñoo fay daje ba tey mbalit bi ñu ngi koy gis ci yenn ci quartier yi donte sax def nañu ay opération ngir daal di setal dëkk bi ñu ànd ci ak reportage Marema Diop. fii ci Madiana 1 xàll wu mag wi nga xamante ni moom moo jëm ca corniche bi yor turu Madiana foofee nag ci garab yi nga xam ne moom moo war a taaral mbedd moomee lañ fa nemmeeku moom mooy tegukaayu ndëgëniku mbalit yilee ci ab buntu kër ñu fekk fa ay xale jigéen yu toog daal di jannoo ak lu ni mel maman si di kenn ci ñoom dañu xamal ni lu ni mel du leen lu dul leen di xatal waaye itam ñàkk jaar yoon. problème mu mbalit daal moom am nañ ko
waaw moo tax ñu di ko jël di sotti ci suuf suñ ko defee ci saako yi xale yi bu ñu ñëwee dañuy sotti saako yi. defukaay yu mbalit yu mag yu ñëpp di bokk loole di lu ñu bëgg ki ko wax di soxna si nga xam ne moom mu ngi jaaxle ci wérgu yaramu ay doomam. sa mbalit mi gisoo fii boo ko sotee ci garab yi tamit day naaw di dem ak gis nga yaa ngi ne jàkkaaroo moom noonu suñu mënoon defal ay poubelle daal yoo xam ne moom ku mën a génneti sa mbalit def ko ci bu oto bi ñëwee jël ko yóbbu moom ku mënoon def na baax lool. ñu fekk ko ci mbedd Touba yi quartier boobu ñu tuddee Daaru Minam alelo di woo autorité yu dëkk bi ñu daal di fàggu ci mbir yi ndax kat bu màggal gi xësee wees ñoom jafe-jafe mbalit yi ñuy dund lu leen metti la. defe naa ne commune bi nga xam ne ñoo fi nekk bu ñu defoon seen liggéey dëgg mbalit maanaam du taxawaalu fi ak yooyu tax période màggal bi maanaam gan yi ak yooyu ñu ci bëri bu ñëwee li nga xam ne moom la ñu utiliser ci dëkk bi maanaam da daan yokk bu doon 50 la bu màggal ñëwee presque da ngay dem ba 100 wala 150%. lu ëpp tonne mbalit bis bu yàlla sàkk ñu koy génne fii ci Touba ay opération yoo xam ne ñu ngi koy amal moo ne de boobaak léegi chaque jour ñu ngay wëy di génne loolee ci gox bi le Marema Diop su fekkee ne sax du période màggal Touba bés bu nekk nañ fa dajale lu ëpp tuuti 200 tonnes ci wàllum mbalit liggéey boobu nag ñi koy def di unité coordination de gestion des déchets ñu wax ni ñoom sax dañ ci am léeg-léeg ay jafe-jafe suñu sukkandikoo ci seen kilifa ëmb goxu Louga ak Diourbel Moustapha Dione lay wuyoo. bi cérémonie officielle bi jeexee mooy clôturer déjà activité wu màggal bi à 17h vendredi bi commencé nañu ñun ay opération mécanisée intense ak de gros moyens ki bu pour les points de chute donc opération boobu la ñu déroulé depuis vendredi 17h di ko poursuivre ba 3 jours 4 jours après màggal bagaan yi commencé wàññeeku ñu dellu ci temps normal di commencé ay opération journalière donc xam nga ne mbalit bi ak jaaykat yi dañu fiy nekk ba après gàmmu donc noonu lañ koy doxale di wàññi ba maîtriser la situation moyenne journalière bi ça tourne autour de 200 tonnes jour de déchets par jour la ñuy génnee à Touba avec le dispositif bu ñu amee flux bi génn ci màggal bi yëpp il faut préparer fan lay jëm donc décharge Baxé lay jëm une partie l'autre partie décharge Dar Salam donc UCG également day mobiliser ay bulles pour mu aménager décharge boobu certes que y avait des difficultés par rapport ak flux bi fa nekk mais fur et à mesure ñuy dem corriger nañ ko. Mamadou Moustapha Dione jiite UCG ci région bu Diourbel ak Louga ci micro Marema Diop ca Touba. plateforme société civile bi yëngu ci wàllu ndox ak assainissement di waajal forum mondial de l'eau bi war am ci Ndakaaru atum 2021 ONG yooyu lee nekkoon ci assemblée générale lu ëpp at ginnaaw bi ñu taxawalee plateforme boobule. Madame Gaye Mame Tako Diallo, coordinatrice de la plateforme des ONG qui travaillent sur l'eau et l'assainissement au Sénégal. Depuis 2018 taxaw nañu taxaw bu am solo ci wàllu secteur eau assainissement ndax bu ñu xoolee répondant société civile pour eau assainissement dafa xawoon a sooxe bi ñu ñëwee ba léegi par exemple ñu ngi nekk membre comité organisation forum mondial participer nañu ay daje yu bari ci li nga xamante ni mooy par exemple commission environnement et social participer nañ ci cadre de concertation au assainissement direction assainissement vice présidente lañu ci li nga xamante ne nag mooy direction yi fi nekk yëpp daje nañu ak ñoom pour wax leen ñun lan mooy suñu mbébét mais yemuñu foofu rek dem nañu ba li nga xamante ne dañuy bind ay note de positionnement sur réforme bi livre bleu mooy naka la ñuy càmbaree lépp li nga xamante ni mooy ndox ak wàllu set ak sellal bu ñuy xool ci wàllu ndox macha allah ñun Sénégal ñu ngi sant yàlla ODD yi ñëw nag day nekk renforcer infrastructure yi renforcer accès bi waaye renforcer li ñuy wax qualité de l'eau bi ci yooyu la ñu toll mais au niveau assainissement taux bi dafa xaw a tuuti ay 44%, donc ça veut dire que ay jéego yu bari war nañ ci def dëgg la nguur gi mi ngi ci taxaw ci wàllu projet yu bari PAMI rek yooyu waaye plateforme bi ak ñaar fukki ONG yu mu lëkkaloo ñoom it ku ci nekk ñu ngi jéem a béy seen waar ak ay projet yu am solo. fii la ñu tëj buntu quartier vert ba si di ñëw. 18h sur la radio Futur Média, c'est l'heure du journal.